bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu ta'ala an qutbil arifin wa imam as-siddiqin abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafa'il muhtadin wa ahli tariqati al-faa'izin ar-rabihin خاصة صاحب الكتاب سيدي وقرة عيني صلاح الدين وجميع أحبابه والمنتسبين أما بعد ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq tamit te ñaan yàlla borom subhaanahu wa ta'aala boo leen ñu jéggal walla ñu seen taalo pareegul waaw léegi xam naa bala ñoo tàmbal dafa am ay yenn baat yoo xam ne dañ ko bëggoon a sànni ngir fàttalante ngir maanaam solo ji mu am solo buñ te lépp rek nekk aju ci wàllu maanaam fonk ak xormal li nga xam ne moom la alquran duddee sha'airullah maanaam mooy symbole yàlla yi nga xam ne yàlla da leen jox gëdd léegi bu njëkk bi mooy ñuy moytandiku masalan di jël yi nga xamante ne ay yu ñuy jaamu yàlla la rawatina bu fekkente ne ay tur yàlla daf cee nekk wala ay téere kii alquran da cee ne wala ñu muy téye alquran ni ñu di ko jël di ko teg ci suuf ndax loolu jëmmi ñàkk koo xormal la maanaam jël comme par exemple ab téere teg ko ci suuf wala jël kurus gi même kurus nii sax nga xamante ne dañ ciy sikkat di ci tudd yàlla nga maanaam xorma bi nga koy jox gëdd gi nga koy jox loolu day tegtale maanaam worma bi nga jox borom bi ci jëmmi boppam ndax alquran moo ne wa man yu'azzim sha'a'irallahi fa innaha min taqwal qulub képp koo xam te ne dangaa wormaal li nga xam ne moom la yàlla jox gëdd loolu dafa bokk ci ragal yàlla ci boppam maanaam bu nekk ci xol ak ci beneen am na ci beneen aaya mu ne fa huwa xayrun lahu 'inda rabbih wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa xayrun lahu 'inda rabbih yi nga xamante ne yàlla daf leen a xormaal képp ku leen xormaal yooyu dafa maanaam loolu moo gën ci moom fi boromam loolu nag dañ koy wax ndax gis gi ñu gis ne léeg-léeg maanaam dañuy yor ay téere yu mel ne Taysiir yi wala yeneen kii ni teg ko ci suuf noonu sans bàyyi ko xel wala jël kurus gi sànni ko ci suuf wala yu mel noonu yooyu comme waaw yu mel noonu yooyu yëpp yooyu ay mbir la yu mat a bàyyi xel ñaareelu mbir mi moom mooy lu demee nekke comme sànq nii nodd bi nga xamante ne heure julli dafa jot ñu war a nodd xëy na ñi daan nodd ci cosaan xëy na nekkuñu fi mais kenn ku ci nekk di ko buuxante maanaam kenn ku ci nekk jàpp ne xëy na waru koo def ñaar yi koy waral nag am na yi ko waral yi ko mën a waral yëpp maanaam daf amul lieu d'être pour mu waral ko benn bi mooy am kersa xëy na ñaareel bi ci des moom mooy bi gën a garaaw mooy rëy boobu moom moo gën garaaw encore parce que benn la ci ñaar yooyu mooy da nga am kersa def ko wala bi des mooy nga rëy koo def te Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne ci xadiisu Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu mu ngi ci Muwatta bu imam Malik rahmaan mu ngi ci ñaari saxiix yi tamit bu imam Buxaari ak bu imam Muslim rahmatullahi alayhi mu ne law ya'lamuuna maa fil adhaani wa saffil awwali summa laa yajidu illa al istihaam lastahamu alayhi bu fekkonte ne nit ñi xam nañu li nekk ci nodd ak bokk ci sàpp bu njëkk bi te amuñu benn moyen pour mun départager wu lu dul istiham maanaam bantale def tirage au sort konantoon dañuy def tirage au sort parce que tout simplement
ndax ngëneel li nekk ci loolu noonu comme li Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne al mu'adhdhinuuna atwalu naasi a'naaqan yawmal qiyaama xadis mu nekk ci sunan moom At-Tirmidhi rahimahullah. ñi nga xam ne ñooy noddukat yi ñoom ñooy ñi gën a guddulee baat yawmal qiyaama ci nit ñi ndax ñoom ñooy woo nit ñi di leen woo ci yàlla. ak li mu wax Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu nag no Abu Zarr al-Ghifari radiyallahu anhu mu ne inni ra'aytuka tuhibbul ghanama wal baadiya fa idha kunta fi ghanamik aw fi baadiyatik thumma aana waqtu salaat fa adhin fa innahu ma sami'a mada sawtika xajarun wala madarun illa wa shahida laka yawmal qiyaama xadis la tam bu nekk ci saxiix mi ngi tam ci Muwatta bi Imaam Maalik rahmatullahi alayhi mu ne Seydina Abu radiyallahu anhu ne ko sa Abu Zar radiyallahu anhu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man gis naa ne yow da ngaa bëgg ay maanaam nekk ci àll bi noonu ak nekk ci say gàtt ñi ci gàtt yi ak ci sa àll bi noonu loolu bu la dalatee maanaam boo fa nekkee waxtu julli jot mu ne na nga nodd parce que dara du dégg dara du la dégg maanaam sa baat bi fépp foo xamante ne atteindre na fa maanaam jot na ba foofa moo xam garab la wala xeer la wala lu mën a doon lu dul ne yawmal qiyaamati dana ñëw seede ne man déggoon naa ko mu noonu maanaam loolu tamit maanaam beneen mbir la kantaa nag li nga xamante ne xëy na mooy pousser nit ñi ci ñu koy bañ a di ko bañ a def di ko ba mu buuxante di koy maanaam te ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne bu ñu xamoon li ci nekk kon dinañu buuxante dinañu njëkkante di ko def ba du ñu am benn moyen lu dul ne def ay tirage au sort pour xool kan moo koy def su fekkente ne loolu sax na maanaam kon xëy na ñàkk xam moo koy waral loolu ñàkk xam la ñaareel bi ci des moom mooy kersa te kersa ci lu baax amul kersa du am ci lu baax kersa ci lu bon lay am bi ci des faiblesse de kii la mooy faiblesse psychologique maanaam voilà loolu la maanaam mooy ñàkk am fit wala voilà ñàkk am non bon fit plutôt c'est-à-dire que ñàkk voilà audace voilà ñàkk audace la beneen bi ci des kon mais kanta bi nga xamante ne mooy beneen bi ci des nag mooy beneen cause bi te muy rëy yaakaaruma ci njort bu ma am rafet rek ci mbooloo mi yaakaaruma ne kenn ci ñoom xëy na loolu moo koy teree def ak yooyu mais boobu cause moom mooy bi gën a garaaw parce que Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne ku mu nekk sa xol doo dem àjjana waaw ku mu atom ci rëy bu nekkee sa xol mooy doo dem àjjana loolu lay teg Yonent bi loolu la wax sallallahu alayhi wasallam kon ñu mooy tundiku loolu ñu bàyyi ko xel ñetteel bi ci des nag moom mooy waxtu wi parce que quand même place bii nii jotaay yi du jot maanaam nattale ko ak bépp jotaay boo xamante ne da nga fay wut njariñal àdduna bu fekkente ne jotaay la boo xam ne da nga fay wut njariñal àdduna bu heure jotee da ngay dem boo waree liggéey ji wala nga war a dem fak wala foo mën a dem wala nga am rendez-vous ak sax n'importe quel kii mais mu nekk tubaab da ngay ñëw heure bu fekkente ne loolu am na mooy considération bi mu am ci sa xol natt nga ko ba mu am degré bu fekkente ne nag jotaay boo xamante ne njariñ dañ cee amee moo ëpp àdduna ak li ci biir waxuma la àdduna ak li ci biir même àllaaxira sax moo ko ëpp doole parce que yàlla nga ci amee jotaay boobu su fekkente ne heure bu la neexee ñëw heure bu la maanaam sa programme yëpp da nga koy kii après bon su amee temps si le temps reste bon on va passer là-bas nga jaafa wala boog xëy na lool du loolu sax mais nga sàggan rek maanaam mu nekk négligence maanaam du ne joxoo ko gëdd sax mais da ngaa négligent lool par rapport ak lool
mooy ne da ngaa négligent par rapport ak loo xamante ne loolu kenn waru ci négligent te dafa bokk bu fekkente ne rendez-vous da nga koy fausser maanaam ak di ko tardé ci jotaay yoo xamante ne jotaayu yàlla la mais feneen fan ngay fonke rendez-vous ci yeneen yan jotaay ngay fonke rendez-vous yeneen yan loolu li muy tekki mooy beneen jotaay boo fonk rendez-vous am dafa am conséquence directe bu muy am ci yow li muy tekki mooy yàlla ci boppam moo amul considération bi mu war a am ci sa xol loolu lay tekki loolu rek lay tekki amul deuxième signification bu fekkente ne jotaayu boo yu mel nii da nga koy xoole heure nu mu la neexee rek ngay ñëwee benn parce que ñaar dafa am benn bi moom mooy sa digganteeg yàlla d'abord mais ñaareel bi moom mooy sa digganteeg nit ñi nga xam te ne ñoom nga ko séqal moom mooy ñaareel bi loolu ñaari yooyu yëpp da nga ko war a jox gëdd ñaar yooyu yëpp ay dañoo am orma mu delluwaat ci sha'airullahi ak xurumaatullahi yi nga xam ne moom lañ doon wax léegi maanaam symbole yàlla yi nga xamante ne moom lañ doon wax léegi yi nga xam ne yàlla daf leen xormal loolu kon ñu bàyyi ko xel te gis naa ni Sëñ Fallou ñëwoon na heure effectivement bi ñu toogee kiiwul mu dem yoonam te wax na dëgg xaw ma ba xam looloo tax mu dem mais bu fekkee loolu la wax na dëgg voilà mais bu dee loolu la laa wax bu dee loolu la wax na dëgg parce que tamit ñun tamit loolu lañ war loolu moo war a loolu sax moo jaar voilà parce que ki la jox rendez-vous ne la heure sàngam lañ war a daje ñu d'accord ci ñun ñëpp ñu war a daje kenn ku ci nekk heure bu la neex nga ñëw maanaam comme si kuy dem Carrefour di shopping maanaam mbir mi demee noonu wala maanaam dafa am benn au moins benn importance bu ndaw rek bu yàlla war a am ci sa xol lu mu bon nga war a maanaam jox gëdd en tout cas à ce point là mbir mi loolu tamit mu war nekk loo xam ne il faut ñu fàttalante ko mu bañ a nekk loo xam te ne dañ koy bañ a jox gëdd dañ koy bañ a bàyyi xel parce que alquran kii yonent bi sallallahu alayhi wasallam tamit moom moo ko waxoon boole na ko ci mandargay naafeq yi mooy fausse rendez-vous iza wa'ada akhlaf maanaam fausse nag ñaari façon la bu njëkk bi moom moo gën a garaaw bi ci des bu njëkk bi moom mooy doo ñëw du tout ñaareel bi ci des mooy da ngay tardé waaw am na nag effectivement maanaam de temps en temps nit ki mën na tardé ngir une raison ou une autre loolu de temps en temps loolu mën nañ ko comprendre mais bu dee tout le temps da ngay tardé et que heure bu ñu ko mën di def da ngay tardé comme xadara bi par exemple nga xamante ne bu dee 16 heures la nga tardé bu dee 17 heures nga tardé bu dee 18 heures nga tardé bu dee 19 heures nga tardé xadara bi bu nekkee 20 heures nga tardé bu nekkee 21 heures sax nga tardé affaire bi dootul heure bi la njëkk c'est parce que da nga tàmm ne joxuloo yàlla ak mbiru yàlla yi gëdd bi nga leen war a jox di ñëw heure loolu rek la du leneen parce que mën naa comprendre koo xamante ne bu heure xadara nekkee 17 heures moom day xaw a tardé tout le temps dina ñëw ay 15 minutes 30 minutes après bu nekkee 18 heures peut-être noonu mais koo xamante ne tout le temps saa yu heure xadara quelle que soit heure xadara moom dana tardé loolu nag day daal di mujj nekk loo xamante ne mooy ni dafa joxul yàlla gëddëm loolu lay tekki te mooy ihaana googu nag boo xoolee ci kii bokk na ci lii kii waxoon ne lii borom Duratul Kharida limaale ci yi Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu wax ne day waral ne nit ki su ko defee su ko amee ci xolam lépp lu mu def yàlla da koy màbbal te loolu important la lépp lu mu def ci lu baax yàlla da koy màbbal ngir doyadi gi yàlla doyadi ci xolam maanaam c'est comme si deful dara maanaam lépp lu mu def day mel comme si day revenir à zéro yooyu yu mat a bàyyi xel la nañ ko bàyyi xel te jox ko importance am bu maa ngi jéggalu ci xëy na ci kàddu yi ak ci waxin yi yooyu monsieur le président moo ko waroon a wax mais maa ko ci wuutu ngir waxal ko maa ngi ciy tuub bu baax
ku ci nekk ci ñun war nañu dañ nekk mbooloo yi foog ñu fàttalante donc ku ci nekk ci ñun war na. alhamdulilah. kon léegi fi ñu yemoon ci jotaay bi beneen bi ci des nag am na beneen mooy coow lu bari loolu nag xëy na côté bii jege gi ñu jege tax na ba du fi bari mais am na côté boo xam ne sori gën a sori xëy na moo tax muy gën a bari voilà léegi nag xale yi nag moom souvent moom lañ koy faral di jiiñ mais bon nañ ni xale yi la dégg nga aywa léegi kon am na suñu taal waaw kon baax na baax na takk waaw dégg nga kon jotaay bi weesu ñu ngi yemoon ci ki nga xamante ne maanaam mooy dévoilement maanaam foofu lañu maanaam ci jotaay bi weesu bokk na d'ailleurs bokk na ci jotaay yi nga xam ne ñooy yu central yi ci bunt bi boo comprendre presque comprendre nga bunt bi li taxoon ñu koy wax yépp mooy jotaay bi weesu voilà maanaam mooy ne borom bi subhaanahu wa taala dafa am leeram maanaam leeru yàlla bi nga xamante ne moom moo tegu mooy turam yeeg meloom yi nga xam ne dafa tegu ci mboolem mbir yi amul atome ci atome benn atome wala particule ci une adduna bi lu dul ne turu yàlla ak maanaam meloom ñu ngi ci te ci la ñuy feeñ ce qui fait que par contre turam boo yooyu ak melo yooyu maanaam mooy leeram moom la ñuy wax leeram googu comme dafa tegu ci mbir mi ce qui veut dire que ci lu mu tegu rek loolu da koy daal di neenal maanaam parce que yàlla moom dafa nekk koo xam ne dafa prééternel xadim la kon lépp loo xam ne dafa nouveau maanaam dafa nekk loo xam ne dafa bees dafa contingent dafa amul woon jékki-jékki am loolu daa bëgg nga xelal ko mel voilà dégg nga loolu bu fekkente ne daf fee nekk lu jiitu mooy yàlla moom borom subhaanahu wa ta'aala maanaam loolu bu dalee ci dara faw loolu daf koy neenal maanaam comme infini soo ko tegee comparé ko ak loo xamante ne lu bees la maanaam lu am la luñ mën a préciser la tout le temps daf koy lan da koy annuler voilà léegi borom bi nag subhaanahu wa ta'aala kon mbir yi noonu la ko def sauf que nag du bët yi maanaam bët bi sax ci bopp du ko gis bët yi koy gis mooy bët bi nekk ci xol moom moo am capacité wu di mën di remarquer loolu di ko mën di ci mën di tegu maanaam di gis li leeru yàlla tegu ci mbir moomu et que bët boobu nga xamante ne moom mooy bëtu xol bi moom du mën a gis tamit moom tamit contrairement ak bët bi nga xam ne mooy sax ci bopp du mën a gis yi nga xamante ne dañoo diis maanaam dañoo am épais dañoo jëmmu nii comme lii nii moom du ko mën a gis moom li muy gis mooy loo xamante ne leeru yàlla moo ca tegu moom loolu lay mën a gis ce qui veut dire que mooy subtilité yi maanaam lu sew subtil moom loolu lay gis et que ce qui fait que kon bët bi nga xamante ne moom mooy bëtu xol moom su gisee dara nii loo xamante ne dafa am jëmm dafa épais dafa diis moom da koy daal di sewal maanaam ci benn da koy dugal ci benn système intégré boo xamante ne da koy dugal foofu bu ko dugalee mu génn résultat boo xamante ne maanaam da koy sewal ce qui veut dire que mooy lan da koy sewal mooy day détecter léegi li nga xam ne moom mooy li ëpp solo ci mbir moom mooy tur yàlla yi ak melo yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci mbir moom loolu moom lañ développé woon et que ci nga xamante ne maanaam ñun li ñuy gis ci àdduna bii nii en fait daa iman ñun dañoo nekk ci di nelaw maanaam dañuy nekk di nelaw maanaam mboolem ñu nekk ci àdduna bi nit ñi dañuy nelaw bu ñu deewee ci la ñuy yeewu réellement c'est comme si ñun ñu ngi comparable ak ki nga xam ne moom moo nekk tëdd di nelaw kii nelaw moom fi mu toll li muy gis ci gént moom instant boobu noonu dafay jàpp ne lii réalité la ba mu def su fekkente ne am na tuuti yeewu tegu mu am parce que léeg-léeg ngay gént mais nga conscient que ne lii gént la maanaam ñun tamit ñuy dund nii nit ki yeewu ci ñun moom tam noonu lay mel maanaam c'est comme si day mais xam na ni lii du lii rek lañ ko soxla c'est-à-dire que kii gént comme par exemple di gis di naan meew moom day xam ne
ah yow de naan ko di ci gént moom li muy tekki mooy su ma yeewoo danaa am xam-xam maanaam li muy tekki mooy xam-xam su fekkente ne dafay gént par exemple ñu mënate ko moom loolu dama ciy comprendre moom mooy yeewute gi li muy tekki mooy lan ah buñ voilà diine voilà ah ok président yow yaa ngi suur bu baax voilà voilà dégg nga loolu kon moom mooy am diine léegi kon su fekkente ne nag léegi nit ki dafa lan maanaam dafay gént dafay nelaw mu gént après ci biir gént gi mu yeewu am ku mu laaj ne ko waaw man de damaa gént nangam mu ne ko loolu li nangam lay tekki ci biir gént gi boobu firi mooy firi gént bi gën a baax ci firi gént yi maanaam mooy bi gën a leer bi gën a wóor parce que ci biir gént gi da ngaa yeewu nettali sa gént googu ñu ne la lii nangam lay tekki ah voilà léegi nag ki nga xamante ne moom moo nekk ci àdduna tamit noonu la mel maanaam bu nekkee ci àdduna mu nelaw maanaam comme day nelaw maanaam en fait ñu nekk ci àdduna dañuy nelaw bu ñu yeewoo loolu maanaam ci biir yeewu gi maanaam ku yàlla may ci àdduna déjà nga yeewu conscient am prise de conscience ba mën a contrôler sa gént xam ne man kat dama xam ne lii ma nekk ci àdduna kenn jubluwu ci maanaam ni ma ko gisee nii rek mais dafa am luñ ci namm loo xam ne moo ëpp solo allaaxira wala boobaa moom mu mën koo firi boobaa bu demee bu yéegee ci boromam subhaanahu wa taala dana daal di mën a xam ne kii kat moom kat lii ndekete maanaam dana kontaan ci la mu doon dundee fii dana kontaan ci li nga xamante ne moom moo la doon dundee moom la dund maanaam ci àdduna ak ni nga xamante ne noonu la fi doon doxale et que parce que moom teel naa yeewu ci biir àdduna ba pare xam na gént gi xam na liñ ko ciy jublu kon àdduna moom place la rek boo xamante ne dañ fiy jaaruwaay la pour dem àllaaxira loolu moom moo tax terangay doomu aadama nit terangaam ak ngëneelam bu yaatu bi ko yàlla defal ba nga xam ne ci la rawee mbooleem mbindeef xeetu mbindeef yépp mooy yàlla waajal gi mu ko waajal pour mu xam ko maanaam mooy prédisposition yi mu def ci moom pour mu am li ñu tuddee al maarifatu billah maanaam wala boog maarifatullaahi maanaam mooy xam yàlla ci jëmmi bopp maanaam xam yàlla voilà subhaanahu wa taala mais waajal googu maarifa googu xam yàlla googu kenn du ko xamee ak sam xel xol lañ koy xamee xol loolu moom mooy jëmmi maanaam moom la yàlla ubbi kiiraay googu la yàlla génne maanaam nga xamee ko ak sa xol kon xol moom mooy kenn du ko xamee tam ak cër yi xol moom mooy kii xam yàlla moom mooy kii jegeñ di sàkkoo jegeñ di dem ci yàlla xol moo koy def loolu moo tax tukki bi ñuy wax di dem ci yàlla sayru tukki googu ñu ngi koy defee ci xol mais kenn du ko defee ak cër yi voilà gis nga foofu dina am benn point buñ fi benn kii buñ taxawal tuuti gis nga léeg-léeg nga gis ñu bari dañu foog ne d'ailleurs foofu la ñuy juumee en fait ñu bare foofu la ñuy juumee di natt foofu nit ñi di natt foofu surtout nitu yàlla yi duñ leen trouver abadan duñ leen trouver parce que lu tax parce que dañ leen di natt ci cër yi alors que mbir mi du ci cër yi ci xol bi la c'est-à-dire que fi ñu leen di natte mooy tey gis nga li ëpp ci nit ki li koy jegeñal boromam subhaanahu wa ta'ala mooy sopp mooy mahabba sopp gi muy sopp yàlla yenent bi sallallahu alayhi wasallam ak nitu yàlla yi sopp googu sopp bi muy sopp mbindeef yépp ngir yàlla maanaam animé wu par mahabba par l'amour maanaam mu animé wu maanaam léppam di daw ci loolu mu bañ a nekk koo xamante ne ay een ay soxor fii ay bañaate ay iñaan ay yooyu noonu moom du bokk ci vocabulaire u esprit wam maanaam fonctionnement maanaam son raisonnement loolu amu ci ay een fii ay soxor fii ay iñaan fii ay xeebaate ay déedéet moom l'amour walla bëgg ñaareel bi moom mooy li ñuy wax as-sidq mooy dëggu la sincérité c'est-à-dire que moom
day nekk koo xamante ne wut gi muy wut yàlla daf cee sincère et que yàlla la bëgg en tant que tel sincérité googu maanaam daf koy am. beneen bi ci des mooy at tawaadu mooy toroxlu maanaam mooy nekk koo xamante ne da ngay ànd ak humilité ak modestie bañ a nekk koo xam ne da ngay yaakaar ne yaa gën ñëpp wala boog am na koo gën. jikko boobu nag bi ci gën a garaaw te gën cee dangereux mooy complexe ku ko yàlla nattoo xamal ni nattu na lu rëy complexe ñaari complexe yi nag ñooy ànd bu supériorité ak bu infériorité parce que tout le temps nit ki su amee complexe tout le temps day natt boppam ak ñi ci des tout le temps mi ngi ci comparer boppam ak ñi ci des lan la kii am lan la man lan lay def lan la kii lan la tout le temps mi ngi ci comparer boppam ak ñi ci des su gisee ni moom mu yaakaar maanaam ci ni mu njorte ne moom moo la féete kaw da lay xeeb daf lay xeeb du la jox benn considération wala boog pas bi mu war ñaareel bi ci des mooy su gisee ni yow yaa ko sut moom day toroxlu ci sa kanam maanaam pas wàcce boppam muy modestie wala humilité mais avilissement c'est-à-dire que ignominie avilissement maanaam mooy day torox ci sa kanam ku doyadi ku amul benn personnalité ci sa kanam te loolu parce que tout simplement lan moo tax ndax considéré bi mu considéré ni moom ci ni muy natte yow yaa ko supérieur moo tax boobu moom moo yées yëpp en fait parce que te nit ki du gis ku mu tollool en fait souvent day gis ku ko féete kaw mbaa ku ko gën a tuuti maanaam loolu mooy esprit boobu noonu alors que en réalité ni mu war a doxale du loolu mooy ñëpp ay jaamu yàlla lañ ñëpp mbindeefu yàlla lañ gëdd gi mu leen war a jox daf leen ko war a jox ngir ki leen bind te màggal leen te fonk leen te yëkkati leen c'est ça et que moom aussi mu war a nekk koo xamante ne day modeste par rapport ak ñi ci des parce que yoonu yàlla yoon bi dafa gudd te dafa tumultueux dafa bëri ay mbir yoo xamante ne day gàllankooraate te day fàddaate daf cee bari te nit ki feek demagul ba jóge fi mbir mi wóoragul voilà gisoo li Alaaji Abdu radiyallahu anhu mu ne tawaada wa ghudda tarfa an hadhihi duna tanal kulla ma tahwaahu yoon waa ngi yow demal te bul geestu bul nekk koo xam ne moom demul xanaa nar a xépéerlu yow bul ko nit demal wala tax sa ban yaa xellu am na ko gën nga kenn gannaaw bam la wóoree am na umraka jeexagul lu am solo la toroxlul wàcceel sa bopp te sa bët bii bul ko teg àddunay kese àdduna gu suufee gi bul ko jël def ko say ambition say projet yëpp nekk ci àddunay kese loolu yii ma la wax soo ko defee di nga am li nga bëgg ci yàlla kon nag yoon waa ngi nii tegtal naa la ko demal yoon waa ngi yow demal te bul lan bul geestu ak di nekk koo xam ne moom demul fenn moom day xépéerlu rek yow bul ko nekk wéyal maanaam wéyal mooy voilà voilà te walla tax sa ban maanaam mooy bul njort bul calculer bul foog yaa xellu mooy ku wolof la yow mi xellu bul foog ne an naka gën nga kenn ne yow bul foog ne gën nga kenn gannaaw ba mu la wóoree an na umraka mooy sa dund ba mu la wóoree ni sa dund jeexagul voilà loolu dafa war a leer ci bopp yi loolu loolu c'est important voilà defal ci sa xel foo tollu annaka raaxilun ilayhi bila shakkin ndegam mën nga raw dawal
maanaam defal ci sa xel foo toll ne yow kat yaa ngi toxu yaa ngi laxas di dem ci yàlla et que yaa ngi laxas dem àllaaxira te loolu amul benn sikki sàkk bu ci am léegi nag yoon bi dangereux gi mu fi ne moo tax mën a mën bu dee mën nga raw rek boo mën a rawee boo mënee raw dawal loolu mooy tax daw ba raw ci ngóora la bokk loolu que ci sens boobu lay valable maanaam sens boobu lay juste pas ci sensu voilà ragal voilà mais ci sens bi daw ba raw moom ci ngóora la bokk et qu'il le faut moo tax ñun il faut ñu def attention maanaam nit ki kon buy dem ci yàlla yooyu la et que mu maanaam wàcce boppam et que considérer boppam lu dul jàmm lii soo ko defee yii moom mooy yi nga xam ne soo ko defee yow yaa ngi ci yoon bi te loolu moom selon ni nga incarné melo yi ci sa xol noonu nga jege yàlla noonu la yàlla xëcc ci boppam yoon wi ci li ci ëpp loolu la xol moom mooy xam yàlla xol mooy jege yàlla xol mooy dem ci yàlla xol moom mooy jëf te yàlla tax xol mooy jëf di sukkandikoo ci yàlla xol moom mooy daw di dem ci yàlla xol moom mooy ki nga xamante ne la nekk fa yàlla moom lañ koy wuññil moom lañ koy dévoiler muy jàkkaarloo moom loolu xol la xol moom mooy ki nga xamante ne moom maanaam yeneen cër yi ci def yëpp ay taalibeem lañu ay ndongoom lañu maanaam mu ay dagam lañu mooy seen buur waaw moom moo leen di sàmm moo leen gouverner moom mooy ñi ci des ñëpp ay sujet am lañu voilà moom kon xol moom mooy ki nga xamante ne moom la ñuy nangu fa yàlla su fekkente ne dafa wommatu dafa wommatu lépp wommatul boppam wommatul yàlla maanaam moom mooy ki nga xamante ne moom la ñuy yiir tamit moom la ñuy yiir yàlla su fekkente ne dafa nekk koo xamante ne dafa lap ci lépp lu dul yàlla maanaam bu fekkente ne dafa xol bi dafa nekk noyé wu englouti ci benn mbir mu bokkut ak yàlla dañ koy daal di yiir yàlla maanaam dañ koy voiler yàlla loolu moo tax ñu bari loolu c'est très important parce que nga comprendre ko mooy tax nga xam ne maanaam nit ñi foofu la ñuy rawante du li ñuy gis ci biti nit ñi di ko def la ñuy rawante li ñuy rawante ci xol yi la ne nit ki lu xolam di gën di fees leer muy gën di fees yoonu yàlla maanaam muy gën di fees bëgg yàlla bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg nitu yàlla yi muy bëgg jaamu yàlla yëpp bëgg mbindeef yàlla yi ngir yàlla lu muy gën di fees ci dëggu ak sincérité gi mu am ci digganteem ak boromam ak digganteem ak ay moromam lu mu gën di fees ci maanaam ci wàcc gi muy wàcc boppam ak toroxlu muy gën di jege yàlla naam lépp nag loo xam ne dafa nekk ci xol day am jeexital day am ay traces ay effets ci extérieur bi ci biti loolu c'est normal voilà kooku c'est normal lu am xol day am effet ci biti mais li déterminant mooy li nekk ci xol bi parce que moom mooy tukki dem ci yàlla moom mooy xam yàlla yi ci des yëpp yiy feeñ ci biti yëpp ay c'est parce que moom moo leen jox ordre pour ñu exécuter wu et que xol ci boppam moom mooy ki nga xamante ne mooy texe ci jege gi muy jege yàlla mais mooy texe di ci ki nga xamante ne moom mooy sori gi mu sori yàlla bu ñuy ŋàññi tamit moom la ñuy ŋàññi et que moom dëgg-dëgg mooy kiy topp yàlla maanaam yaram yi topp yaram yi ci des li cër yi ci des yëpp dafa nekk rek ay effet ay jeexital ci loolu xol tamit moom mooy kii mooy yàlla mooy kiy féeteerlu kiy rebelle wu ci kanamu yàlla et que cër yi ci des duñu dara lu ku topp ay ndigalam ak ay waawam moom lu mu wax ne loola la bu nee wii cër yi ci des yëpp ni wii bu nee non cër yëpp ni non bu nee wii non cër yi ni wii non bu nee non wii cër yi yëpp ne non wii voilà kon loolu xol la dégg nga kon même mooy yàlla yu bon yi yooyu ci xol lay nekk et que cër yi ñoom ñoo koy def moo tax da ngay gis am na yoo xamante ne nit ki su ko xamul xamu ko su ko mënul nii ci xolam mais cëram du ko def abadan mënu ko
cër bi du ko man maanaam même bu doon def effort pour def ko cër bi du ko man parce que xolam moo ko nanguwul xolam nanguwu ko am na jëf yoo xam ne xolam moo ko nanguwul du ko man bu xol bi amul benn énergie bu am doole ci wàllu yàlla tamit da ngay gis day bëgg a def yu baax yi mais xol bi du ko cër bi du ko mën a cër bi du mën a def loolu tey nit par exemple bu fekkente ne dafa bëgg ñu jël exemple bu banal daa bëgg naa fi la guddi masalan mais xam na ak ndax lim ci dégg lu baax yëpp mais xol bi amul énergie bu doy pour def ko du ko def mukk su fekkente ne dafa bëgg tamit nekk koo xamante ne xëy na dafa bëgg a dem par exemple sàcc ji wala yu mel noonu wala rey nit wala yooyu te xolam munu ko parce que xolam xamul loolu mais jamais du ko mën réussir du ko def parce que xolam moo ko bañ moo ko bëggul munu ko ne peut pas dégg nga mu ne an Abi Hurayra sallallahu alayhi sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu anna nabiyya anna rasulullah naka nawal yàlla sallallahu alayhi wasallam qaala nee na lawlaa bu fekkul woon ne anna shayaatiina naka sheytaane yaxumuuna ñu ngay wër di ala qulubi naasi ci xolu nit ñi ala qulubi ci xolu bani aadama doomu aadama yi la nazaru konoon doon nañ gis ila malaa'ikati samaay ci moomeel yàlla bu yaatu nekk ci asamaan mooy voilà le royaume céleste le royaume céleste su dul woon ne le fait que malaaka yi yàlla maanaam que ni xol kon seytaane yi dañuy nekk di def di wër maanaam nekk tout autour ci xol bi di def seen di def benn waa di ko wër di jéem a xool nu ñuy def ba yàq ci dara ak yooyu maanaam nekk voile par rapport ak le monde céleste konontoon kon xol yi dañuy gis monde céleste bi ñuy jàkkaarloo moom ci note de bas page mu ne awrada rotal na hadal hadith bi hadal la ci bile kaddu al-Ghazali imam Ghazali fi Ihya ci Ihya Ulumuddin mais war a waaxu solo na ko bi lafzin ci kaddu bi mu naan ra'aytu gis naa ne yent bi saasam daf ni gis naa laylata guddi nga xam ne usriya bi moom lañ ma tukkil léegi mu ci hadith bu gudd muy nettali bokk na ci li mu gis mu ne fa lamma ba nga xam te ne nazartu wàcc naa ila sama dunya ci asamaan su njëkk ci nazartu maa ngi gis asfala min nii fi gën a suufe ci man fa iza ana fekk man kat maa ngi gis maanaam bi rax jën maanaam ci mbooloo ni waddu xaanin ak xumb maanaam ay saxaar ni wa aswaat ak ay kàddu faqultu ma ne ma hada lalla jibril maanaam coow lu xaw a rëy nii nee na xaala mu ne hadi shayatin ñii ay seytaane lañ yaxumuuna ñoo xam te ne dañuy wër nii ala ayuni bani aadama ci jëmmi wala ci xoli ci bëti doomu aadama yi an laa yatafakkaru ci ñuy bañ di xalaat fi malakuti sama ci moomeel gu yaatu gi nekk ci samawaati yu asamaani wala ardi ak suuf si le royaume voilà la royauté le grand royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala relatif au monde céleste et relatif au monde terrestre voilà dégg nga walaw la zalika budul woon loolu la raaw kon giñ naan danañ gis al ajab yi kiiman danañ gis ay mbir des merveilles voilà des merveilles dégg nga akhrajahu Ahmad imam Ahmad moo ko solo wa ibn Abi Shayba ibn Abi Shayba ibn Abi Hatim wa ibn Mardawayh an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu dégg nga mu ne kon falaw faradna léegi nag muy joxe benn exemple léegi illustration wu xadis bi ci la nekk léegi nag moom lay développé mu ne falaw faraat naa bu ñu nattale woon an na xawdan ne am na benn mbalka waaw xam ngeen mbalka ku xamul mbalka voilà xam nga mbalka booy bassin dégg nga kon am mbalka voilà boo leen demee ci buñ demee ci fi am tool yi nii souvent fi am ay jardin yi souvent nii fi ñuy bu ñu jëlee ndox jële ko ci teen bi dañ koy duy ci ay mbalka maanaam ay kii la tabax la nii yu ñu tabax xaw ko yëkkati tuuti wërale ko mu nekk benn kii boo xam te ne dañ ciy def ay ndox voilà pour di mën tibbee foofu ndox mi di arroser voilà dégg nga kon foofu léegi bu ñu nettale woon ne benn mbalkaa ngi nii mahfuratun dañ koo gas fil ardi ci suuf si léegi nag bii baa dañ ko gas ci suuf si ihtamala wala boog ihtamil yanul maanaam supposé an yu saaxa ci ñuy womat ilay jëme ci mbalka boobu almaa ndox min fawq yi muy tukkee ci kawam maanaam mbalka bi mi ngi nii dañ ko defar ci suuf si léegi imaginer ne dañu jël mbalka mi ndox mi ñu koy def lan
ñu koy womat maanaam ñuy womat ndox mi muy ñëw di tuuru ci mbalka mi mais bi anhaarin ci ay dex yoo xam ne taxu moom la ñu ubbee fii ci biiram maanaam c'est-à-dire kon léegi ay dex yoo xamante ne moom la ñu jël ut raakool yi mu ubbeeku di sotteeku ci biir mbalka mi wala bu amul raakool tamit dex yi peut-être que dañu nekk ci kaw et que di déverser wu ñu gas mbalka mi tout autour dex yi di déverser di sotti seen ndox ci biir wayaxtamalu mu yaru an yox fara ci ñu gas nag asfalal xaw bi ci suufu mbalka mi ñu koy gas foofu tamit ñu gas ko wayur faaw ñu yëkkati minu ci moom ak turaabu suuf si ilaa an yaqraba ba mu jege min mustaqarral ma'i ci saxuwaayu ndox alsaafi bu sell ba maanaam la nappe phréatique bi imaginer tamit que ni mbalka boobu léegi ñu ne bon léegi dootuñu ko yamalati ci mu nekk bassin mais dañuy toj xam nga mbalka il faut que mu am kii mu am ñu tabax ci kaw ci suuf parce que suñ ko tabaxul ndox mi ñu siy sotti day suuf si da koy naan mais léegi nag imaginer ñu toj loolu ñu toj daal boobu toj ko maanaam perron boobu ñu toj ko et que léegi nag ñu continuer di gas ci suuf mu jëm maanaam comme léegi day dem ba pour nekk lan teen léegi ñu dem ba nga xamante ne nag léegi dafa jege nappe phréatique bi nga xamante ne léegi daf ndox mu sell mi ndox moobu léegi fayan far diiru bu ko defee mu balle maanaam mu jaillir almaa ndox mi min asfal xawdi ci suufu mbalka moomu maanaam mbalka mi léegi dañ koo soppi teen ba ndox may génnee foofu nag léegi wa yakunu te mu nekk zalikal ma boobu ne ndax asqa mu gën a sell wa adwama gën a sax waqat léeg-léeg sax yakunu mu nekk arzara nekk loo xamante ne moom moo gën a neex aussi gën a bari gën a neex que ndox mi nga xamante ne moo doon sotti ko ci moom ci mbalka mi léegi imaginer scène boobu léegi wayaxtamalu ñu xoolaat ne maanaam ñu yaraan mbir mi ne maanaam mooy ñu supposé ne an yajmaa ci ñu dajale baynal maa ay ni maanaam an yajmaa mu dajale baynal maa ay ni diggante ñaari ndox yooyu min a'laahu maanaam ndox yu tukkee ci kaw was sole ak ndox mi su tukkee ci suuf kama kem ni nga xam ne fii qawli yi moom la nekkee ci waxam borom subhaanahu wa ta'aala ci bi mu wax maanaam yent yàlla Nuux alayhi salaatu wassalaam jamono mooy fa fatax naa dañoo ubbi woon abwaaba samaa bunti asamaan yi bi maa ci ndox moo xam ne munhamir day dooteeku wa fajjar naa ñu daal di ballale al arda suuf si uyunan ay sewnde mooy ay bëti ndox maanaam mooy ay source d'eau faltaqal ma ndox mi daal di ndox yi ñaari ndox yi daal di dajale ala am ci ndogalu yàlla boo xam ne mbir la moo xam ne kat dëgg xudir yàlla ko dogaloon noonu moo ko nattale woon noonu maanaam xam nga yent yàlla Nuux alayhi salaam bi tuufaan bi daan tuufaan mooy mënd mooy déluge voilà bi mënd mi di am dañu gis ne ndoxum asamaan si dafa taw et que ci suuf ndox mi génne suufam maanaam suuf si génne ndoxam ñaari ndox ya nag daje léegi nag nañ imaginer suñu mbalka mi tamit mbir mi noonu la demee maanaam ndox mi nga xamante ne moom moo nekkoon ci kaw moom maanaam di jóge ci teen yi daf ciy tuuroo et que ndox mi nekk ci suuf daf ci day ball di génn dégg nga kii aaya bi suratul qamar aaya 11 ak 12 léegi fa zalika al qalb fa zalika lii na ma la jox exemple lii ma la jox al qalb mooy xol mitlal xawdi kéemuk mbalka mi la comme mbalka mi noonu la xol mel wala ilmu xam-xam mislal ma moo ngi mel ni ndox mi kon ndox mi mooy xam-xam bi nekk ci xol bi yaa ngi dégg wa takunu mu nekk alxawaas ci maanaam yëg-yëg alxamsati juróom yi mooy les 5 sens misaalu ñu mën koo misaale mën koo ki yemale ak al anhaar dex yi maanaam 5 sens yi mooy comme ay 5 dex yu wuute bokk fi ñu jóge doon sotteeku di dooteeku ci ndox mi maanaam kon xol da ngay gis xam-xam yi muy am mi ngi ko jëlee ci 5 sens yi c'est-à-dire que nit noonu lay xamee nit de manière naturelle de manière normale ni muy xamee mooy lu mu gis xam wala mu dégg
ak mais lépp ci xol bi lay rattaché wu mu dégg xam wala la mu ñam goûter daal di comprendre xam wala mu laal xam am na bu des mooy mu xeeñtu dara xam yi xam moom yii la voix yi la ñuy xamee képp koo xamante ne nangu wut benn ci maanaam voix yi nii boo moytul dina am lu ko rëcc ci xam-xam voilà kuy jàng tamit noonu ngay jànge da ngay nangu di liir wala boo dul liir ngay déglu surtout ñaar yooyu moom boo ko dul def doo am xam-xam moom parce que ñaar yooyu loolu la bu fekkente ne ñaar yooyu defoo ko doo am xam-xam ñetteel bi ci des moom mooy yi ngay laal di xam ne lii nangam la expérience yi ak xeeñtu bi ak la ak nooyi waaw ñam bi waaw voilà dégg nga léegi nag kon 5 sens yi ñoom ci la xam-xam yu naturel yi di ñëwee mu ne fa yumkinu dana jàppandi nag maanaam possible na antu saaka ci ñu toxal ci ñu wommat al uluma xam-xam yi maanaam ñu conduire al uluma xam-xam yi wal anwaar ak leeri ilal qalbi jëmee ko ci xol loolu mën na nekk nag ñu jël xam-xam ak leeri conduire ko ñëw ba mu yegsi ci xol bi mais bi waasitati ci dig la maanaam intermédiaire anhaarul xawaas dex yi nga xamante ne moom la ñuy tuddee cër yi moom la ñuy tuddee yëg-yëg yi mooy les 5 sens wayum kinu mën na nekk tamit jàppandi na tamit antu sadda ci ñu tëj maanaam ci ñu tëj haawil anhaar yii le cër yii le dex maanaam dex yi ñu arrêté wadd source bi wadd bi muy wadd mais loolu bu ma ko bëggee nan laay def mu ne bil xalwati ci wéet xalwa mooy wéet isolement déedéet xalwa mooy retraite voilà wal uzlatu ak lan ak beru mooy isolement wa ghaddul basar ak xef wàccee xef yi maanaam xefu bët yi mooy wala maanaam comme par exemple ma gëmm par exemple bu ma gëmmee fi ma doon xoole jeex na bu fekkente dama cee boole wéet ak beru làqat maanaam tëju foo xam ne man rek a fa nekk ma gëmm nii tëj naa sama sens yi maanaam fi xam-xam bi doon mën a jaar pour ñëw ci 5 sens yi moom tëju na léegi moom tëju na mu waaw dégg nga bu boobaa nag wa ya'madu maanaam muy sukkandikoo nag ilaa umqil qalbi di xëcc nag mbir mi ilaa umqil qalbi bi ci biir xol bi fa mu gën a xóote fa yutahhiruhu bu ko defee mu laabal ko wa yarfa'u mu yëkkati tabaqaat maanaam tabaqaat mooy niveau yi étape yi alxijaab yi alxujub yi nga xam ne ñoom ñooy kiiraay yi nekk anhu ci maanaam kiiraay anhu wëlif xol bi maanaam kon kiiraay yi nekk ci xol yi maanaam ni ñu nekk ay dàll yu tegaloo nekk ay voile yëpp mu léegi nag boobaa ñu mën leen yëkkati ñu war leen a yëkkati mais loolu nan lañ ko yëkkatee mu ne bi mu daawamati ci saxoo gi ñuy saxoo ak zikar ak sikar kon tudd gi ngay tudd yàlla ci sa xol tout le temps nga koy saxoo moom mooy yëkkati daal yooyu moo koy teg mooy teg daal yi mooy teg li nga xam ne moom mooy niveau kiiraay xattaa mbéta tan fajiru mu daal di balle yanaa beexul ilm maanaam balluwaayu mooy les sources les mines exactement mine source de al ilm bu xam-xam min daaxilihi bu tukkee ci biir xolam moom la Alxuraan di wax façon xam-xam boobu nit ki di mën a amee à travers façon boobu donc pour résumer léegi ñu résumer étape boobu étape bi mooy nit ki donc pour mu mën a tëj 5 sens yi dafay def une retraite spirituelle et un isolement ak tëj bëtam maanaam di bañ di xool ci monde extérieur bi su paree li ci biir xolam mën na koy gas di ko xëcc maanaam ndax xolam déjà yàlla daf ci def xam-xam boo xam ne moom découvrir ko et que pour mu mën koo génne maanaam il faut que muy saxoo di zikar di tudd yàlla
bu boobaa day toj daal yi nga xamante ne day toj daal yi nga xamante ne ñoo doxoon digganteem ak xam-xam boobu kiiraay yi mu leen di par sikkar gi muy saxoo di sikkar maanaam tudd gi muy tudd yàlla parce que daf koy toj comme li ala bi zikrillah tatma'innul qulub xol bi loolu la ak ndax xol li koy ndax en fait lii tax ba loolu du mën a am mooy wow gi mu wow moo tax xam-xam bi du mën a balle xam nga wow bu wowee sécheresse voilà dafa wow day tax ba leer bi du mën a génn du mën a balle foofu xam-xam bi du mën a génn parce que dafa wow xol bi moo wow li ko xam ne moom moo koy nooyal nag mooy sikkar ak tamit sada bi ci nekk comme li hadith bi wax tamit sada maanaam mooy la rouille l'oxydation bi ci nekk tamit sikkar nga koy nàmme sikkar di tudd yàlla ci nga koy nàmme am na beneen voie aussi am na beneen boo xamante ne boobu day jàppale sikkar bi moom mooy li ñuy tuddee ak tajrid mooy lan mooy futteeku c'est-à-dire moom la ñuy wax dépouillement ak épuration donc futteeku tajrid day dindi simmi sa melo yi nga xam ne moom nga amoon te mooy melo yi rëy fonk sa bopp ba mu ëpp naw sa bopp lool ak yeneen jikko yi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk xeebaate et cetera di topp say bànneexu bakkan yëpp léegi nga dindi leen simmi ko léegi loolu yooyu noonu su amee da ngay gis li nekk ci biir day daal di mën a génn loolu la Alxuraan di junni bi mu naan wa allamnaahu xamal nañ ko min ladunnaa mu tukkee ci ñun ilm maanaam ci lu tukkee ci ñun ilman muy xam-xam bu rëy rëy xam-xam bu spécial boo xamante ne yàlla moom moo koy xamalaate loolu jàng du ko maye c'est que xam-xam yi daf ci am yoo xamante ne jàng du ko maye maanaam cosaanu xam-xam ci jàng nga koy amee cosaanu xam-xam et puis daf ci am ci xam-xam yoo xamante ne faaw nga jàng ko pour xam ko mais dafa am ci ay xeeti xam-xam yoo xam ne loolu jàng mayewu d'ailleurs dañ ko dul jàng sax parce que amul téere bu ñu koy jàngee en fait amul tamit école bu ñuy toog di ko jàng parce que ñi ko xam bu ñu leen dee compter fi mu toll nii bariwuñ daf ci am xam-xam yoo xamante ne comme nii nga xamante ne ñun instant bii nii on est à peu près 7,2 milliards de personnes daf ci am xam-xam yoo xam ne ci biir 7,2 milliards yooyu ci 356 personnes environ rek ngay mën a dem ñu mën naa wax ci xam-xam boobu lu leer maanaam kon maanaam du lu nuy jàng dégg nga maintenant nag mu am ci yeneen yi nga xamante ne ñoo gën a suufe yooyu tuuti yoo xamante ne ñoom dinañ ko xam ñun nit ñi ma la wax dinañ ko xam mais dina am ñeneen ñu ko ci yàlla ubbil tamit mais aussi à travers maanaam kii bii nii maanaam opération bi ñu wax léegi moom la Alxuraan ne wax wattaqu maanaam bi aaya bi ñu wax sànq mooy suratul Kahf la aaya 65 beneen aaya bi ñuy tudd leen mooy suratul Baqara aaya 282 mu ne wattaqu ragal leen allah bur yàlla wa yu'allimukum mu xamal leen allah bur yàlla maanaam kon ragal leen yàlla yàlla xamal leen soo leen ragalee yàlla yàlla dina la jàngal xam-xam boo xamante ne kenn du ko jàng ba pare yàlla dana la ubbil buntu xam-xam yomb la même yeneen xam-xam yi nga xam ne ñooy yu naturel yi sax dalay yomb aussi mais boo ragalee yàlla yàlla dina la jàngal yenn xeetu xam-xam yoo xamante ne en réalité jàngu ko moo tax ñi gën a kawe ci nit ñi nag ci buntu xam-xam mooy ñi nga xam ne dañuy dajale ñaar yooyu d'ailleurs ku leen dajale noonu kooku mooy gën a kawe parce que moom day mën a làq bi ci des maanaam day mën a làq bi ci des ci ginnaaw bu njëkk bi maanaam mooy lan mooy day feeñal xam-xam bii nga xamante ne mooy bi ñuy jàngee ci téere yi mais da koy làqee
bi ci de maanaam bi nga xam ne ci xol maanaam noonu lay ballee génne noonu boobu da koy am di ko jàngale mais di ko làqe bii nga xamante ne moom mooy bi ci des voilà bu baatin bi c'est-à-dire que ce qui fait que doo ko soupçonner doo ko soupçonner ci moom parce que lu tax parce que dafa am beneen bi ñooñu gën a parfait ñuy gën a complet yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo xoolee moom ci ñooñ la bokkoon nit yàlla yu mag yee mag nga xam te ne dañu yoroon rôle yooyu yëpp ñoom ci ñooñu lañ bokk nga xam te ne dañuy man yor xam-xam bi ñëpp am mais ñu amaale xam-xam bu làqu boo xamante ne dañ koy mën di jox di joxe mais à travers xam-xam bi nga xamante ne dafa feeñ voilà parce que sinon beneen bi ci des su dee boobu rek nga am pour nga di ko jàngale day xaw a compliqué d'ailleurs en fait presque doo ko mën en fait presque doo mën a jariñ nit ñi lu en tout cas pas lu bari ci buntu xam-xam boobu à moins que ñu nekk ay nit ñu spécial ñoo xamante ne ñoom ñu spécial rek ngay mën a xamal loolu nga leen di mën nga ciy mën a jariñ ay nit ñu spécial loolu sax dégg nga léegi nag bu ñu laaj léegi wax ji bu amee waxkat nag dëgg-dëgg nag maanaam léeg-léeg yaqulu dana wax qaa'ilun aji wax bi maanaam fii nag benn ku maanaam nit mën na ne mais écoute kayfa ana naka yatafajjaru lay balle al ilm xam-xam min zaatil qalbi ci jëmmi xool bi woo fekk xool moom xaaleen aji wéet la min hu ci xam-xam maanaam xool bi xam-xam bi nekku ci woon naka la xam-xam di ballee ci mbir moo xam ne newu ci woon d'abord d'ailleurs première réponse bi sax mooy ne duñu ko maanaam duñu d'accord rek nii rek que ni xam-xam bi nekku ci woon totalement amoon na cosaanu xam-xam bi mi ngi ci woon parce que voilà mais réponse boobu day dellu si ci day gën a leer ci réponse moom bi muy joxe mais que ni cosaanu xam-xam bi duñ ne rek lépp daf cee dañoon complètement voilà fa naqul dañuy wax la woo ñeel ko ne ko kamaakem ni nga xam ne annal muhandis naka al muhandis mooy ingénieur bi ab ingénieur wala architecte bi quoi yu sawwiru dafay dessiner day melal ab niyet daari maanaam tabaxi kër gi maanaam fii waraqatin ci benn waraqa mooy këyit ci ab këyit papier su ma topp yuxrijuha mu daal di koy génne ilal wujudi ci am ci nekk ala wifqi ci lu dëppook tilkan nusxati boobule nusxa maanaam boobu image boobu maanaam copie bi dégg maanaam xam nga muhandis bi maanaam mooy ingénieur bi wala architecte bi tey soo ñëwee ne ko tabaxal ma kër nangam lii laa bëgg mu mel nangam moom daf koy jël daal di koy dessiner ci benn këyit daal ni bon lii mooy miir bi miiru kër gaa ngi daal ni la lii mooy kii bâtiment yi nangam garab gi fii garab la am fii day am jardin fu xale yi di fowee néeg bi mooy néegu xale yi ça c'est la chambre des parents et ici c'est les toilettes voilà du noonu dessiner ko mais daa après bu ko dessiner ba ngeen d'accord ci mu génne ko dans la réalité ci noo xamante ne day dëppoo ak copie bi mu defoon léeg-léeg bu ñuy romb léeg-léeg ci fu am ay travaux dañuy gis benn tabax boo xam ne dañ naan tabax bii moo fi ne maanaam bu paree ñii lay mel ñu wane sax ba wane ay nit ñuy dox voilà ci trottoir yi wala yooyu du dëgg voilà def ko voilà 3D nii benn image 3D nii def ko mais ba nga defar ko ba nga xamante ne bu paree moom da ngay xam ne nii lay mel xam nga ni fii nii bu li tabax bi paree nii lay mel après mu daal di koy génne dans les télé ci réalité wu maanaam mu dëppoo exactement ak yow ni nga ko gisee woon ci image bi voilà fa kadhalika naka noonu nag faatiru samaawaati ki nga xam ne moo bënn sos asamaani wal ardi ak suuf si te mooy borom bi subhaanahu wa ta'ala kataba dafa bind nusxatal aalam maanaam copie wu àdduna bi yëpp
min awwalihi la ko dalee ca njaalbeen nga maanaam début wu àdduna bi ilaa aaxirihi ba fa mu jeexe fi lawhul mahfuz ci àlluwa bu mag boobu ñoo na lawhul mahfuz da ko fa bind àlluwa boobu nga xam ne dañ ko garder dañ ko aar daf ko faa bind la table garder mu nekk ci 7e asamaan foofu daf ko faa def lépp nag donc copie wu maanaam àdduna bi yëpp la ko dalee ba muy tàmbali ba keroog muy jeex lépp ma nga fa ñu bind copier ko su mën a topp nag axrajahu mu génne ko ilal wujudi ci am nekk te bi ala wifqit ci nu dëppook tilka nusxa copie boobale copie wala alamu àdduna bi nag allazi bi nga xam ne te xaraja génn na ilal wujudi ci nekk gi nii bi suurati yi ci jëmmam ji mu am nii te addaa dana joxe minwu ci moom suuratan ak melo ab jëmm maanaam image uxra beneen ilal xissi maanaam jëm ci cër yi nga xamante ne ñoom mooy les homologues maanaam yi nga xamante ne les sens réels sens yi nii wal xayaal ak xayaal mooy fiction maanaam voilà l'imaginaire loolu nag luy expliquer loolu mooy lan mu ne fa inna man képp koo xamante ne fa inna li wér-wóor mooy yan man képp koo xam ne yanzur dafa xool ila samaa'i jëm ci asamaan wala arda suuf si su ma topp yaxuddu mu daal di xef basarawoo ay gisam yaraa dana gis suurata samaa'i maanaam image boobu image asamaan si wala arda suuf si fii xayaalihi ci janeeram maanaam ci fiction ci imaginaire xam nga tey boo xoolee asamaan si boo xoolee ni asamaan si nii xool par exemple environnement bi su ma ko xoolee ba pare daal di gëmm maanaam sama xel dama ciy mën a retrouver waat image bii nga xamante ne moo fi nekkoon voilà xatta mbete ka àndoo mu mel ne que moom yanzuru mu ngi xool ilayha jëm ci asamaan si suuf si maanaam jëm ci li mu gis noonu loolu yaakaar naa ñun ñëpp xam nañ loolu wala win adamat maanaam tey imagineel fi nga demoon démb fi mu toll yaa ngi nii boo ko bëggee fàttaliku da nga koy fàttaliku di fàttaliku scène bi même bu dee image boobu ak jotaay boobu ak environnement boobu loolu fi mu toll jeex na demat nekkatu fi mais mi ngi léegi nag am na copie bu copier wu ci sam xel léegi yow voilà scène bi am na copie maanaam enregistré copie voilà sauvegarder nañ ko voilà ci sa xayal ci sa imagination mooy sa janeer walaw donte in adamat kon deñ na maanaam toxu na maanaam ba jeex na ba amatul asamaan wala dak sus wa baqiya li mee nag des na fi huwa moom fii nafsihi ci jëmmi boppam dégg nga ndax lan li wujudi maanaam walaw baqiya waa fii nafsihi la wajada maanaam ni mi ngi daj suurata samaay jëmmi maanaam rek asamaan wala ardak suuf fii nafsi ci boppam ka annahu nekk moom yushahiduhuma mi ngi jàkkaarloo ñoom ñaar woo woote moom yanzuru mi ngi xool ilayhima jëm ci ñoom ñaar mi ngi leen di xool dégg léegi nag loolu nga xam ne moo nekk ci sam xel ni suma topp nag yata addaa day joxe min xayaalihi ci xayaalam maanaam day tukkee nag léegi ci janeeram googu imagination bi mu ci am asarun ak jeexital ilal qalbi jëm ci xol maanaam léegi nag day am benn trace buy ñëw ci xol fa yaxsulu bu ko defee nag mu daal di am fii maanaam mu daal di xew fii ci xol bi xaqaayiqul ashyaa dëgg-dëgg mbir yi ni mu nekk ci dëgg-dëgg léegi nag day daal di ñëw day rot ci xol bi comme yow boo xoolee léegi li nga xamante ne mooy scène bi nga gis démb wala bi nga rombee sànq bi ngay ñëw am na benn scène boo romb moo xam oto nga nekkoon wala bus wala loo mën a ne trajet boobu fi mu toll mi ngi ci sa xel malgré que nekkatul amatul maintenant loolu mu nekk ci sa xel nii léegi am na ci suuf ci day def jeexital ci sa xol dëgg-dëgg ni mu nekkee même bu fekkente ne amatul kon wal xaasulu li xewoon fil qalbi ci li xew fil qalbi ci xol muwaafiqun dafa dëppoo li xaasili ci li xew fil xayaali ci sa janeer ci say imagination ci say fiction wal xaasilu li xew fil xayaali ci janeer gi muwaafiqun dafa dëppoo lil aalami ci àdduna al mawjud bi nga xam te ne moom moo am xawlanaa te wër nu mooy le monde autour de nous wal aalamu àdduna al mawjud bi nga xam ne xawlanaa moom moo am xawlanaa nekk lu nu wër muwaafiqun dafa dëppoo li nusxati ci maanaam nusxa maanaam mooy copie
al mawjudat ba nga xam ne moom moo amoon fi lawhul mahfuz ci àlluwa boobu nga xam ne mooy àlluwa bi ñu aar ba maanaam lawhul mahfuz bi dafa dëppoo fakama kéem ni nga nag kéem nag ni nga xam ne an na nay wér boobu al muhandis mooy ingénieur boobu mooy architecte bi ida arada bu nammee an yu abdira ci mu mën a melale maanaam mu wax maanaam muy exprimer an shajara ci garab bi rasmi ci maanaam rasmu mooy dessiner ko alal waraq ci këyit gi maanaam ci feuille bi bu ko bëggee dessiner ci feuille bi garab représenter ko fa innahu moom yu rasmuha daf koy daal di rëdd def ko lan nuqtatan mu nekk benn point benn tomb maanaam moom kat ab benn point lay def maanaam bu daan point bii de mooy garab noonu la koy tuddee maanaam buy dessiner kër gi daal fii de garab a fi nekk day def benn point maanaam du dessiner garab gu taxaw du dessiner garab gu taxaw nii mais ab point lay def daal ñu xam ne lii garab la bu dee kër yi tamit néeg yi bu dee moom day dessiner buy dessiner du dessiner ab néeg bu taxaw nii mais li muy dessiner mooy ab carré lay dessiner buntu yi tamit du tabax du defar ab bu dessiner ab buntu nii bu taxaw mais day def rek ñaari rëdd nii yu nekk ci digg bi ni yu xaw a yu jàkkaarloo et cetera loolu rek lay def maanaam kon moom noonu lay exprimer mbir yi wa fil haqiqati fekk nag point boobu mu def maanaam tomb boobu mu bind dëgg-dëgg li mu doon sajaratal ab garab la fa kadhalika ni ki noonu alluwa bi fii maanaam ci alluwa bi lawhul mahfuz foofu allabanu maanaam meew maanaahu li muy tekki mooy al ilmu xam-xam wal qayd ak tënku maanaam mënat maanaahu la muy tekki ak diinu mooy diine alluwa lawhul mahfuz tam noonu lañ ko dessiné mbir yi maanaam kon dañ ko codé langage codé la maanaam voilà fal qalbu xol bi nag yatasawwaru day daal di imaginer moom day xool melal ci boo xelam an yaxsu la ci mu am fii ci mu xewee mu am fii ci biiram xaqiqatal aalami maanaam jëmmi àdduna bi ni mu mel dëgg-dëgg wa suurati ak maanaam jëmmam taaratan léeg-léeg minal xawaasi maanaam minal xawaasi mu amee ko ci cër yi mooy les 5 sens wa taaratan léeg-léeg minal lawhul mahfuz mu jële ko ci àlluwa boobu muy lawhul mahfuz mubasharatan directement maanaam ci lu amul digg amul intermédiaire maanaam kon xol li nga xamante ne moom mooy la réalité de ce bam de la création moom daf koy amee soit maanaam moom daf koy mën a recueillir mu nekk lu mu xam soit par les 5 sens wala boog mu tibbee ko directement ci lawhul mahfuz kama kem ni nga xam ne an nal ayna naka bët yatasawwaru day melale an yaxsu la ci mu tegu ci mu xam mu yeewu mu am fii ci moom suurata shamsi jëmmi jant bi taaratan léeg-léeg minan nazari ci xool gi muy xool ilayha jëm ci moom wa taaratan léeg-léeg minan nazari ci xool gi muy xool ilal maa jëm ci ndox alladi bi nga xam ne yuqaabilu moo jàkkaarloog ash-shamsa jant bi nga yàq kii ba pare mu nettaliwaat maanaam mu retracé waat mu reproduire voilà suurata ak jëmmam maanaam loolu tamit lu am solo la maanaam léeg-léeg maanaam boo xoolee ay ñetti exemple la joxe yu wute après dinañ ci ñëw mais exemple bu mujj bi mooy ne léeg-léeg bu ma bëggee gis jant bi léeg-léeg mën naa toog directement ma xool ko daal ni jant baa ngi du dëgg mais léeg-léeg ma xool jant bi à travers ndox mi maanaam ndox mi nga xamante ne jant bi daf cee tapé wala benn seetu wala yu mel noonu loo xam ne daal jant bi daf cee tapé ma xool ko gis ci jant bi loolu ñaari possibilité yëpp am nañ fa mama saa yoo xamante ne irtafa yëkkatiku na alxijaab kiiraay gi bay na diggante boo bay na lawhul mahfuz ak diggante lawhul mahfuz raa day gis al ashyaa mbir yi fii ci mbiru ci loolu maanaam mooy kiiraay bi su fekkente ne léegi kiiraay bi dafa yëkkatiku sa diggante ak lawhul mahfuz xol bi kiiraay bi dafa yëkkatiku digganteem ak lawhul mahfuz day gis li ci nekk mu dessiné wu wa taf juru bu ko defee mu ballee ilayhi jëm ci moom al ilmu xam-xam mi nu tukkee foofu directement fastaghna bu boobaa day daal di woomal anil iqtibaas yi wallif di wàll maanaam wàllu mooy lan di tibbee mooy comme tey gis nga xal buñ ne
xal yi xal tey su ma jëlee su ma bëggee wut ay tàkk-tàkk xal damay dem ma wàll ko maanaam damay jël benn matériel benn weñ ñi wala kuddu wala yooyu may tibb ci xal bi pour yokk jël ci def ci sama bos loolu mooy wàll voilà léegi man su fekkente ne kon damay bëgg di damay mën a wàllee ak sama xol dama ciy mën a wàllee xam-xam soit su ma neexee ci sama 5 sens yi soit su ma neexee ci sa lawhul mahfuz directement sama xol parce que dafa sell tout simplement maanaam loolu mooy sama xel sellee mbir mi noonu lay demee dégg nga kon daf koy mën a voilà boo boobaa day daal di woomal day daal di nekk koo xam ne day nekk tout simplement maanaam day am autosuffisance par rapport ak cër yi dégg nga minal ixtibaas ci wàll anil ixtibaas ci wàll minal xawaas ci cër yi c'est-à-dire que dootuma soxla am 5 sens yi pour mën a xam parce que sama xol kiiraay yi ci nekkoon digganteeg lawhul mahfuz yëkkatiku na te kiiraay gis ngeen xol ak lawhul mahfuz dañu jege wantoo ba nga xam ne en réalité benn la dafa am rek yi nekk ci xolu nit ki moom mooy tilim tilim yooyu bu ko raxasee ba mu deñ nag da ngay gis xol bi day jàkkaarloog lawhul mahfuz bi nii day jàkkaarloog moom fi mu toll bu ñu ko doon misaal gis nga suñu xol yi ni mu jàkkaarloog lawhul mahfuz dafa mel ni jàkkaarloo bi ñu jàkkaarloo ñun comme ñun nii jàkkaarloo mu jàkkaar noonu la jàkkaarloo lawhul mahfuz mais sauf que aussi su fekkente ne dama jël ay bande takk sama bët yi li ma jàkkaarloog yéen du tax ma mën a gis leen mais bu ñu yëkkatee bande yi rek ca ma daal leen di gis xol yi nii la demee ak lawhul mahfuz dégg nga fa yakunu bu ko defee mu nekk zalika loola ka tafajjuril ma'i kem ballu maanaam ndox mi min umqil ardi ci suuf si maanaam nga gis image bi ñu la joxoon ci suuf si nga gis ne ni ndox mi noonu day daal di mel ni comme si dafa ballee foofa maanaam xam-xam bi tamit noonu lay ballee ci xol bi waa maama saa yoo xamante ne maanaam aqbala jublu na alal xayaalaati ci janeer xaasilat yi nga xam ne ñoom ñoo xew minal maxsuusaat te waaye nag mu amee ko mu tukkee ci cër yi muy yëgee kaana day daal di nekk zalika mbir moom xijaaman daal di nekk kiiraay loxo ñeel ko an mutaalaati ci jàkkaarloog allahul mahfuz allahul mahfuz waaw loolu la dégg nga maanaam le fait que ngay jublu voilà aqbala maanaam mooy jublu le fait que ngay jublu sa xol di jublu ci image yi nga xam ne moom ngay amee ci say xel muy tukkee ci sa ay maanaam sa 5 sens yi su fekkente ne sa xol day préoccupé wu ci loolu moom mooy tax ba du mën di xool li nekk ci lawhul mahfuz parce que dafa préoccupé wu trop par rapport ak lii loolu la wa kama kem ni nga xam ne an na li wér moom man ki nga xam ne nazara dafa xool ilal maa yi jëmi ci ndox allazi bi nga xam ne yàq kii day toxal maanaam dafa reproduire suurata shamsi jëmmi jant bi laa yakunu du nekk naziran di aji xool ila nafsi shamsi ci jëmmi jant bi ah ki nga xamante ne moom tamit dafay xool jant bi maanaam ndox mi bi reproduire image yu jant bi moom nekkul di xool jant bi mbir mi tamit noonu la demee ki nga xamante ne day xool ah voilà c'est-à-dire que moom day maanaam cër yi 5 sens yi ci lay nekk di jëlee xam-xam bi kooku xam-xamam du net xam-xam boobu netul en fait xam-xam bi ngay amee ci cër yi ni biti ni netul wuute na ak xam-xam bi nga xamante ne dëgg-dëgg moom mooy bi nekk ci lawhul mahfuz am na différence bu mag loolu moom moo tax mu am différence entre
nit ki nga xamante ne dafa dugg ci benn néeg nii fekk néeg bi jamonoy lëndëm la fa dugg ak ki nga xamante ne dafa dugg fekk dafa tàkk ñaar ñooñu am nañ différence. kenn ki ku njëkk ki pour buy nettali li nekk ci biir néeg bi day approximatif xam naa ne daal am na armoire bu féetee nii parce que maa ngi ko doon seen côté bee lal bi moo fa nekkoon am na ay tiroir yu ma doon seen côté bi tamit teg nañ fi ay chaise moom loolu la mën a gis. ki nga xamante ne moom dafa ñëw fekk ñu taal lampe bi wala mu nekk digg bëccëg moom day daal di gis nekk ci affaire yi danaan armoire bi nangam la mel taille bi nangam la lal bi nii la mel darab biñ ci lal nii la mel et cetera maanaam di mën a reproduire affaire yi avec précision. léegi bu ñu récapituler comparaison boobu ginnaaw bi ñu xamee voilà maanaam mooy pour exprimer xol naka la mbir mi di ballee ci moom dafa am ñetti exemple yu mu joxe. exemple bu njëkk bi moom mooy le fait que architecte bi di dessiner image yu kër gi déjà loolu benn donnée la bu am solo parce que le fait que affaire bi di mën di reproduire ci xol bi maanaam mooy ne maanaam nga xam ne image yu kër gi kat adduna bi yépp li fi xewoon depuis bi maanaam ba mu tàmbalee ba muy jeex yàlla da ko def ci lawhul mahfuz mu joxe image bi maanaam beneen exemple moom mooy lan mooy ne bu bëggee def garab par exemple ay point lay def benn point lay def du def dëgg-dëgg garab gi du dessiner garab loolu tamit c'est parce que lawhul mahfuz mbir mi ni mu fa nekkee tamit maanaam dañ koy mën a gis ne maanaam bu dee meew nga fa gis lan lay tekk xam-xam bu fekkente ne monod la lan la diine ak yu mel noonu maanaam mooy comme yi ñuy nit ki di gis buy gént voilà beneen exemple bi moom mooy ne léegi kon joxe na exemple yi wane ni maanaam yi wane naka la maanaam bu njëkk bi moom mooy ne production wu adduna bi mi ngi ci lawhul mahfuz beneen exemple bi ci des mooy déedéet yéen beneen exemple bi ci des moom mooy ne naka la mbir mi di nekkee ci lawhul mahfuz léegi troisième exemple bi nag moom mooy léegi rapport bi am entre lawhul mahfuz ak xolu nit ki loolu mooy ñetti exemple yi mooy comme ni nga xamante ne soit da nga koy mën a gis directement wala boog nga mën ko gis comme jant bi ni nga koy gisee directement wala nga gis ko à travers lan ndox mi jant bi tàppe loolu moom mooy bu dee da nga koy gis directement mooy comme kii gisee xolam ak ci lawhul mahfuz kii gisee mbir yi maanaam xol bi xam-xam bi di yegg si ci moom ci xol bi mais à travers cinq sens yi mooy comme ki gis ndox mi par reflet wu ndox mi maanaam jant bi par reflet wu ndox mi mooy exemple tam biñ joxe ci ku dugg ci néeg bi fekk dafa lëndëm ak ku dugg ci fekk dañoo taal lampe bi wala mu nekk diggu bëccëg yaakaar naa léegi leer na voilà léegi mu ne kon fa in na li wër boor mooy muy wax maanaam fii détail bu am solo la lu mata bàyyi xel la ci fa la ñuy daane la insha allah mu ne fa in na xamal ne lil qalbi ñeel na xol baabay ni ñaari bunt xol dafa am ñaari bunt aw bu la neexee sax nga ne ay nay ni ñaari bët xol kon am na ñaari bunt bu la neexee nga tuddee ko ay bunt su la neexee nga tuddee ko ay bët aynun ab bët la boo xamante ne maftuhatun dafa ubbeeku ilaa alamul malakuut ci àdduna boobu ñuy tuddee alamul malakuut mooy àdduna bi nga xamante ne mooy le monde céleste c'est-à-dire le royaume céleste àdduna yàlla bi nga xamante ne mooy doxe diggante asamaan su njëkk si ba juróom-ñaareelu asamaan si kooku xol dafa am bët boo xamante ne dafa ubbeeku jëm foofa bu la neexee nga tuddee ko buntu bu ubbeeku pour muy xamee lay jóge foofa di ñëw ci xol baax na
loolu nag adduna boobu li ko représenté woo woote mooy lan al-lawhul mahfuz mooy lawhul mahfuz mooy alluwa boobu nga xam ne ci la yàlla dessiné mboolem lii nar a xew ba yàlla tàmbalee adduna bi ba keroog mu tukkal adduna watu sama bët boobu nag dañ ko tuddee aynul basiratu bëtu gis-gisu xol l'œil de la clairvoyance ah waa ay noonu am na beneen bët boo xamante ne yàlla tam da ko bindal xol mais maftuhatun dañ ko ubbi ilal xawaasi ci cër alxamsi yi juróom maanaam yëg-yëg yi nga xam ne al juróom mooy les 5 sens al mutamassikati yi nga xamante ne mi ngi jafandiku jafandiku mooy bi alamul mulki ci àdduna bi nga xam ne mooy àdduna yu nguurug yàlla gii nekk fii mooy la royauté mooy les cieux mooy fii nii li ko daal asamaan bu njëkk ba ci suuf si ni watu sab wa shahadati ak mbir yi ñuy jàkkaar lool kon àdduna bi nga xam ne mooy le monde tangible le monde saisissable perceptible fii àdduna bi donc bët boobu bëtu xol boobu maanaam wala bu la neexee nga ni buntu la xam-xam yi fay jaar yi fay dugg yi duggee foofu pour yegg ci xol mi ngi tukkee fan ci 5 sens yi loolu lu am solo la parce que li nga xamante ne moom 5 sens yi lañ koy xamee en fait 5 sens lañ koy xamee li nga xamante ne bëtu xol moo koy gis mu nekk aju ci monde céleste kooku bëtu xol a koy gis bët bii du ko gis waa alamul mulki àdduna bi nga xam ne moom mooy àdduna yu nguur yàlla gi nekk fii ci maanaam fii mooy li ko dalee asamaan seeg ba fii nii wa shahadat ak yii ñuy jàkkaar lool mooy le monde saisissable perceptible accessible tangible yu xaak yi day nettali maanaam day refléter alamul malakuti àdduna ba léegi nga xamante ne moom mooy alamul malakut mooy bi ñu tudd sànq maanaam bii kon daf koy refléter naw an benn xeet minal mu xaakaati ci toxal ci nettali maanaam ci reflet maanaam benn façon la woowu wate mooy alfarqu tekkale nag bi am bay na diggante ulumul anbiya xam-xamu yenent yi wal awliya ak wàllu yi nitu yàlla yi waa bay na ak diggante ulumul ulama xam-xamu ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi wal hukama ak boroom xarañ yi mooy sages yi les savants et les sages li leen wutale seen xam-xam ak xam-xamu les prophètes et les saints loolu moo leen wutale fa ulumul anbiya yi xam-xamu yenent yi wal awliya ak wàllu yi taati day dikkee min daaxil qalbi ci biir xol lay génnee minal baa bi ci buntu al munfatah ba nga xam ne moom la ñu ubbi ilaa alamul malakut mu def ci alamul malakut mooy le royaume céleste woo woote moom ilmun xam-xam la boo xam ne mawhubun dañ koy mayee maanaam xam-xam la boo xamante ne don la c'est l'ordre du don divin kooku xam-xam la don la nag mais am na moyen pour mën a jot ci don bi xam nga fi mu toll léeg-léeg dañ naan gars yi ñi ngi joxee don de mais nag condition yi ku ko remplir am ci don yi voilà loolu la maanaam wax nañ la condition yi waxoon nañ nan la ngay def boo ko bëggee na am voilà waa ulumul ulama xam-xam nag yi nga xam ne moom la boroom xam-xam yi am muy savant yi wal hukama ak way xarañ yi mooy les sages là les philosophes les sages les nanga ñooñu seen xam-xam taat yi day dikkee min abwaabil xawaasi ci bunt yi cër yi maanaam yëg-yëg yi ñuy yëg yi mooy les 5 sens al maftuhat yi nga xam ne dañ ko ubbi ilaa alamul mulk ci àdduna yi nguuru yàlla gi nekk fii mooy le monde terrestre woowu wate moom ilmun xam-xam la boo xam ne muktasab dañ koy fàggu boobu moom da ngay dem di jàngi professeur bi expliquer ngay bind ak ngay téye di mokkal di jàpp di lire di feuilleter ak carrière bu yàggee nga xam ko maanaam kon mbir moom boobu moom noonu la naxante moom mën na ci boobu moom naxante amu ci bi nga xamante ne nag moo tax ñu baree bare ci bu njëkk bi nga xamante ne boobu moom comme que gars yëpp maîtriser wuñ ko ci boobu la ñuy naxee nit ñi mais bii nga xamante ne moom ñëpp xam nañ ko moom naxee ci nit ñi yombut même ñi nga xamante ne sax jànguñu domaine boobu sax pour nga nax leen ci day xaw a jafe fi mu tollu même
domaine bi gën a neex a naxe ci xam-xam yi nga xamante ne dañ koy fàggu mooy domaine diine parce que il suffit que ñu yaakaar ko ci yow rek nga mën a nax nit ñi mais même boobu sax neexut a nax nit ñi parce que da ngay gis koo xamante ne même bu jàngut xamul lu bari mais dana am lu mu xam ak néew loo xamante ne da koy yee ci boo ko waxee loo xam ne jaaduwut ci diine ji da koy daal di xàmmee bu yàggee tuuti mu xam ne waa ji day naxaate mais bële nga xamante ne moom mooy xam-xam yi nga xamante ne nag moom boobu dafa nëbbu baatin la foofu moo neex a naxee nit ñi parce que boobu il suffit que waa ji yaakaar ne li ngay wax dëgg la boo ko waxee ne ko non mbir mii ma lay wax baatin la rek day daal di gëm day daal di dootu poser ci question ba pare nga gëmloo ko ne ko bis boo ci dutee da ngay alku mu daal di commencer tiit commencer wàññi champ de réflexion yi et cetera boobu moom ci la ñuy naxee nit ñi voilà mais subhaana rabbi même boobu sax ku yeewu tuuti mën nañ la cee bañ a nax torop lu tax parce que bii dafa refléter bële c'est-à-dire que boobu noonu bii nga xam ne dañ koy jàng di ko xam daf ko refléter maanaam moom mooy wax joo xamante ne dafa wuuteeg li xew dëgg-dëgg ci xam-xam bii ñuy xam fii mu wuuteeg moom complètement da ngay xam ne wax jooju wérul xam ne wax jooju wérul voilà tey fi mu toll nit mënu laa jaay baatin ba gëmloo na la Chirac mës ta nekk président France tey fi mu toll ku la ko wax ne la noo musul ne baatin la li ma lay wax maanaam maa ko jàkkaar la ma maa ko xam da ngay xam ne day expliquer maanaam mbir mi li muy wax loolu amul voilà c'est-à-dire que tey fi mu toll bu fekkente ne ab xale bu tuuti bu fekkente ne dafa yeewu naan meew fi mu toll bu ngoonee nga koy jaay baatin di ko wax ne ko li nga naanoon maanaam tey ci suba kafe nga naan maanaam moom ci boppam mooy xam ne lan affaire bi ngay wax amul et que yow xam-xam boobu gis maanaam ay naxee mbaay nga gis mais du xam-xam parce que xam-xam mooy liy dëppoog li wér voilà noonu la demee tamit fi mu toll diine ji lu mbir mi compliqué xam-xam boobu li muy làqatu ni nu lañu maye mënta wuute en aucun cas ak xam-xam bii nga xam ne dañ koy jàng mënta wuute lenn kay lay mën mooy da koy préciser da koy gën a expliquer da koy gën a leeral da koy gën a teqantal daf ciy joxe ay détails yoo xamante ne dafa inaccessible ci ñi nga xamante ne ci jàng bi rek lañ yam waaw kay mais du ko du wuuteeg moom dégg nga fay nal ulama li war mooy borom xam-xam yi ya'maluna dañuy jëfee fiktisaabi ci di fàggu nafsal ulumi jëm ni xam-xam yi wajtilaabiha ak di ko bijji ilal qalbi di ko jëlee ci xol yi maanaam kon ñoom noonu la ci 5 sens yi la ñuy tibbee xam-xam ngir mën ko xëcc ba mu yegg ci xam xol bi wal awliya wàllu yi nag ya'maluna ñoom dañuy jëfee fii jalaa'i ci sellal miraatu maanaam seetu yi qulubim seen xol maanaam ñoom seen xol la ñuy jël xam nañ ñu seen xol seetu la seetu la boo xam ne li nekk ci lawhul mahfuz daf ci reflété wu ñoom xol bi la ñuy produire la ñuy fexe ba lan ko setal ko wa tathiriha ak laabal ko wa tasfiyatiha ak sellal ko faqat kese bu boobaa fa tantabi'u dana daal di tegu fiihaa ci moom dëppoo ci ulumul lawh xam-xam yi nekk ci allahul mahfuz bi ghayri ta'abin ci lu amul coono xam-xam yi daal ñëw tàpp ci seen xol ci lu amul benn coono voilà mbir mi loolu la mbir mi moom loolu la moo tax moo tax aussi maanaam moo tax xam-xam boobu tamit ku ko woote woo bu dul dëgg neex na xàmmee ki ko am kay ki ko am te wanewu ko koo ko naqari xàmmee mais ki ko amul moom neex na xàmmee ki ko amul moom neex na xàmmee c'est que loolu mooy domaine bi nga xamante ne ki ci bokk moo jafee xàmmee xam nga normalement ki bokk ci dara mooy neex a xàmmee et que ki ci bokkul mooy jafe mais domaine bii moom ki ci bokkul moom neex naa xàmmee li jafee xàmmee mooy ki ci bokk voilà parce que ki ci bokk comme ko du ko wane
day fonctionner comme ñeneen ñi ci des le commun looloo tax mu xaw a jafe xàmmee mais ki ci bokkul li tax muy neex a xàmmee mooy day yor ay doxalin ay jikko ak ay façon yoo xam ne da dul dëppoo loola maanaam dul dëppoo voilà kon ñu yam foofu insha allah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin